ca mbokk yi ñu dugg ci digg bi ni ma leen ko doon xamalee rek tey jii lu ñu war a waxtaanee mooy taxawaayu diine gi jëm nag ci mbasub coronavirus bi ak tamit feebar bi ni muy lawee nit ñi mel ne loo xam ne dañ cee bàyyiwul xel nan la ci këru diine yi war a taxawee waxtaan ak nit ñi ndaw ñi ba ñu mën cee bàyyi xel ci loolu nag dañuy tàmbali ak imam Ahmed Makhtar Kanté ginnaaw ba ma la nuyoo imam nekk na loo xam ne ba mu dugg see Sénégal ak léegi. ñu bëri dañuy wax ne këru diine yi wala jumaa yi waxuñu ci bu baax moo tax ñu bëri ci mbëru mbas mi dañ ci dul bàyyi xel est-ce que loolu nekk na lu am en tant que tel ci xutba yeeg ci waxtaan yi conférence yi ndax ñoo ngi waxtaanee mbas mi ak nan la ci jullit bi war a taxawee. bismillahi rahmaani rahim maa ngi lay nuyu di nuyu imam Lamine Ndiaye ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi total bi di ñaan sunu borom mu dimbali ñu fànqal ñu feebar bi Covid 19 bi waaye en même temps am na rôle bu ñu ci war a jouer ñun parce que doomu aadama borom bi daf ko may xel mu war ci xalaat fagaru aussi ak fegu dafa bokk ci jàngale l'islam boo jëlee lu mel ne ay alquran bi wax xudu xisrakum mooy na ngeen jël seen matuwaay foo fekk alquran tam di wax ittaqu moytu leen ku mënta moytu kenn du la wax moytul te bu ñu la waxee moytul c'est que am na lu la mën a lor boo ko jëlee nag ci wàllu appliqué ko nag ci mbas ci tënk daal bépp xeetu feebar boo xam ne day wàllante ci biir doomu aadama yi ba pare mën a wàll doomu aadama yu bari mën na fekkee ni mën nañ tuddee loolu mooy mbas mooy pandémie épidémie liñ ci jot a xam ci tënk mooy ni dañ ko war a daw fexe ba sori ko fexe ba lépp luñ mën a def ñu def ko ba mu bañ a law ni ko yéen sa salaam waxee fu ngeen ko dégg bu leen fa dem ña fa nekk buñ génn loolu ci tënk mooy rek mooy lan mooy li ñuy wax tey ji ay mesures barrières ay distance sociale beneen façon lañ ko tuddee rek mais kon mooy loolu kon man mënuma ànd ak ñenn ñoo xam ne damay dégg ñuy waxee ne turu l'islam la ñuy waxee ma gis leen ñuy mel ne ñuy fital nit ñi wala mel ne ñoo xam ne dañuy ñàkkal solo feebar bi ak tam di wane ni ku gëm yàlla waruloo daw mbas mi war nga am taxawaay yoo xam ni day mel ne da ngay song mbas mi loolu lu ma jaaxal la kon pour tontu sa laaj bi effectivement dafa am nag ñenn ci imaam yi ustaas yi ñoo xam ni dañuy tenir benn discours boo xam ne du yombal daw mbas mi ak prévention mais am na ñeneen tamit ñoo xam ne taxaw nañ def seen vidéo def ci plateau yi wane effectivement ne islam dafa bëgg ñu daw mbas di ko wax ci seen jàkk seen jumaa mais nekkul lu yomb parce que tey ji même boo demee si jàkk yi ak jumaa yi da ngay gis nit ñi dañoo xàjjilu ko tey ji am na ñoo xam ne ci jàkk yi souvent des fois ay jeunes la ñuy nekk yoo xam ne presque dañuy bëgg poñe imam bi sax ci ne ko wéy bu fi kenn def mesure barrière pourquoi ñuy imposer nit ñi masque fii néegu yàlla la nangam ak nangam kon nag yomb naa wax ni mais nit ñi tënk leen fi mu nekk nii wax leen ñu dégg yilif leen muy ci diine muy ci àddina yombul Lamine lu jëm ci mbir mi feebar bi moo ngi fi imam ni mu ko waxee yenn saa yi da ngay dégg ñenn ci ñi jiite ay nit nu ñu leen di woowee day mel ne dañuy yaakaar ne diine gi ku ànd ak moom waroo feebar mënulaa dal wala amul lenn loo xam ne war na jóge feneen ñëw dal sa kaw ndax jamono ju ñu leen fi déggee ñu yëkkati rek dafay ne nañu ubbiwaat buntu jàkka yi wala nañu bàyyiwaat nit yi ñu mënti dajaloo est-ce que l'islam dafa wax ne ak lu mu mënti doon diine gi soo ci newee rek dafa am feebar yoo xam ne mënulaa dal mbas mënulaa sonal leneen mënoo ci mënu la ci fekk aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu suñu mag suñu kilifa imam Kanté di suñu imam ci gox bii nga xamante ne fi lañ dëkk di leen nuyu di nuyu waa télé bi yëpp ak ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan macha allah ci introduction bi nga xamante ne moom la dugg presque yóbbaale na li nga xamante ne moom nga ma laaj waaye du tee ñu xamal la ni diine moom amul ku ci nekk koo nga xamante ne nii feebar waru laa dal ndax yonent bi nga xamante ne moom lañ yaakaar muy Seydina Muhammad salaa sallam bachar la woon te da doon feebar di wér di tëdd kon amul benn feebar boo nga xamante ne nii dana jomb muy dal nit lu dul xusuusiyaat yi nga xamante ne nii yonent yi la ko yàlla jagleel ñoom am na loo nga xamante ne nii yàlla du leen ko teg loolu seeni jagle la waaye keneen ku dul moom ngay doomu aadama ci diine feebar bu ne mën na laa dal feebar bu ne mën na laa yóbbu taxawaay bi nga xamante ne nii nag imaam wax na ko léegi ci nit yi diine yi toujours àdduna noonu la tëddee dañ am ñoo nga xamante ne nii asxaabul yamin la ñuy doon am ñoo xam asxaabu siman la ñuy doon loolu àdduna moo demee noonu nga xamante ne nit day am ñoo nga xamante ne
du ñu nangu mukk am ñoo nga xamante ne ci contre la ñuy dëkk waaye du tee dëgg mooy doon dëgg rek ndax tawakkul wékku ci yàlla dàqul nga moytandiku ndax yàlla lu ne da koo wàcce mu ànd ak ay sabab yooya nag bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëralee comme ni ko Kanté waxe ne fu mu dem bu fa kenn dem ña fa nekk itam bu ñu fa jóge kon yonent bi tegal nañu espace boo nga xamante ne nii mooy distanciation yi nga xamante ne moom la ñuy wax te loolu nag diine kenn mënu cee nekk di weddi li nga xamante ni moom la yonent yi wax ndax yàlla moo ñu ko digal alquran la atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum ulul amri yi nag léegi fii ñu toll nii tembe mooy spécialiste yi nga xamante ne ñoo xam feebar bi muy docteur yi. ci par rapport ak loolu parce que ñenn ñi dafa mel ne yenn saa yi suñuy déglu yenn borom kàddu yi nekk ci diine yi dañuy mel ne luy wax ne non kàddu gi spécialiste médecin yi rek yorewuñu ko est-ce que dañu tënk ne alxuraan maanaam soo ci newee daal amul leneen loo war a mën a jël wala bépp diine muy islam wala chrétien soo ci newee foofu nga war a mën a fajee sa bopp spécialiste yi joxlawul nga leen di bàyyi xel. mais bu boobaa kon xam-xam boobu day sànku te xam-xam nangu wuñ fu muy sànkoo te ñoom xam-xam lañ am boo nga xamante ne nii ñëpp d'accord nañ ci ne boo feebaroon beneen feebar bu dul mbas mi am boo demee ci docteur mu bind la ordonnance da nga ne la defal lii bàyyi lii da nga koy bàyyi. kon lan moom moo tax lii am docteur yi avant nga xamante ne nii docteur yi indi nañ xam-xam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam àdduna ci nga di ab jullit te doon na ngoo topp ndigalal yonent bi kon amul kenn koo nga xamante ne nii mën ngaa nekk ci këru diine mbaa nga nekk nitu diine mën a réserver sa bopp ne lii su ma ko defee lii du ma dal te boroom xam-xam waxu la ko parce que yàlla dafa respecté boroom xam-xam dégg nga ar-raasiquuna fil ilmi imaam a ngi nii xam na li may wax yàlla da koo nangu waaw raasiquuna fil ilmi moom mooy taxawaay ulul amri ñooñu nag fi ñu toll nii tey du président du ministre du kenn xam nga ñan la mooy docteur yi nag li nga xamante ne moom la ñu wax fekk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam digaloon nañu ko loola dañ koo war a topp à 100% loolu mooy li nga xamante ne nii moo ci nekk. Imaam lii ñàkk xam lañ ko war a mën a tuddee yenn saa yi wala ndax bañ ko tàmbalee ci jamonoy koor gaak ñoom seen am na ñu doon génn ti wax ne waaw ñun dañuy tere dem naafila ji dañuy tere dem julli ji gee est-ce que diine gi dafa teg ab force ne maanaam lu jëm ci mbirub jaamu yàlla ci biir néegam nga ko war a defee même su fekkee contrainte am na. loolu ñàkk xam la rek ak xaabaabal ak ëppal day am ni nga xamee ni diine di nga gis koo xam ni daf cee sàggan néewal ko lool noonu nga gisee itam ku ëppal lool. dëgg la ci wàll bi moom ëppal moo gën a feeñ. parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na wax lu mel noonu ci xadis yu bëri jàngale yu bëri mi ngi doon wax ne alku nañ ñi ëppal ci diine. danañ alku maanaam danañ teg seen bopp loo xam ni dana leen lëjal ci turu diine te kenn santu leen ko. am na tam beneen terme beneen kàddu bu ñuy jëfandikoo ci fiqhul islam dans le droit d'islam xam mooy lan mooy li ñuy wax takalluf te loolu gis naa ni feeñ na bu baax ci feebar bi takalluf mooy bëgg a forcer dara loo xam ni diine newu la nga forcer ko te yéen bi sa salam bu fekkee ñi nga xam ne dañ doon génn di kaas naan woyi lu mën a xew nañ bàyyi nit ñu dem parce que néegu yàlla fa la barke bi nekk ngandal fa ay kaddu yu ne ñu wax ko d'accord mais xabaabal la loolu ñuy wax yëpp nag yonent bi sa salam moo leen ko gën a xam te yéen bi saa sallam ngelaw na mu ne nit ñi julli leen seen kër sallu fii buyutikum fii rihaabikum ñi nekk ci tànt yi mën leen bu leen ñëw ñi nekk ci kër yi mën leen julli leen foofu kon ñooñu di wax loolu yëpp ñoo gën a xam yéen bi saa sallam ku fi xataraayu naan damay dem jàkka yéen bi saa sallam moo la jàngal luy jàkka ak tuyaaba yu am ci julli jàkka te moom nee na noddal ne nit ñi julli seen kër kon nag loolu ñàkk xam la ak xaabaabal ak yeneen yu ci aju aussi xam nga tamit Sénégal dañoo politiser lépp donc nekk ñi di nga gis koo xam ne dafay taxaw di wax moom xëy na mere na Macky Sall rek tax na Macky Sall su ne 1 mu ne -1 waaw su ne fii la mu ne fee am na ñoo xam ni loolu nag soo ci lëmasee diine nag yaa ngi tooñ l'islam waaw ku bëgg a xeex ak nguur wala xeex ak politique ci xeex politique am nga droit parce que suñu charte sax may na la ko mais nag booy wax ci diine moom na nga wax te yàlla tax te nga teg ko ci xam-xam kon loolu mooy problème bi kon su ko fekkee ni ko imaam waxee léegi nii tey jëlal këru diine yi ñuy wax tey ak goxu diine yëpp nii am na fu amul hôpital lu ñuy faj foofu ku feebar dañuy coow sax ngir ñu def fa hôpital loolu laa doon bëgg a wax dañuy ku fa amul hôpital sax ne ci Sénégal lañ bokk waaw nangam kilifa yu bëri tey bu ñu demee ba tëlee foofu sax fu ñuy faju ji Europe bitim réew ay nasaraan ay yahud ñoo leen di opéré di leen faj kon ndeke faju l'islam yaakaar naa ne ñoom xam nañ ne mu ngo kon na tamit askan bi tam bu ñu demee ba ñu leen war a toppatoo ci wàllu santé effectivement ulul amr bi loolu daf ciy dugg ulul amr ñi yore autorité bi islam réew dafa bëgg réew bu organisé donc ñi yore autorité bi mooy ñii fi nekk
ñu fal leen ñu nekk fi tant que santaane wuñu loo xam ni dafa leer naññ ne lii charia daf ko araamal dañ leen cee war a topp. mais diine te li ñu santaane kilifa diine yi seen bopp. wax nañ na ngeen def li autorité sanitaire yi wax. waaw li diine gi lan la wax tamit ci ñi xam ne dañoo feebar bi moo ngi fi ba noppi ñoom ñu taxaw gis ko wala ñu bañ koo gis ñu ni noo amu fi ab balaa la rek ab bidaa rek la dañuy wax ne noo lii la alors que du lale nan la ñu mën a jaaree ci diine gi su fekkee ñooñu am na ci lu ñu wékku ngir ñu mën a xam ne lii kat am na fi te du lu yees ci àdduna. benn bi mooy que ni li may njëkk a wax rek mooy que ni en tout cas koo xam ni ci turu l'islam ngay wax. sa niveau waru la may ngay wax lu mel noonu. parce que mooy comme imam li mu wax ak exemple yi ma joxe. yéen bi sax ba julli leen seen nekk. nga taxaw daal ne lu mën a xew nañ julli ji. kon bu fekkee vraiment xam nga l'islam. mënuloo wax loolu. mbas bi amoon Palestine nga xam ne saxaaba yi yu bëri ci lañ faatu comme ni mu ko waxee léegi ku fi woote wilaya loo fi mën a woote yaakaar naa rawoo saxaaba yi mënta ne te ñoom Abdullah ibn Mas'ud ca la faatu dégg nga mais dañ doon taxaw ci bërëb yi di wax nit ñi tasaaroo leen tasaaroo leen waaw tasaaroo 50 xamsatun wa isruuna alfan 25 000 saxaaba faatu nañ ci 25 000 saxaaba ñoo ñàkk seen bakkan ci ñu ngi faatu ci atum fukkeel ak ñaar hijriya waaw te mbas moo ko yóbbu ci temps te mbas xam nga kon taxaw naan mbas amul mais mbas bu amul yéen sasan kon li mu wax lan la moo tax ma ne la ñuy wax kii wax loolu kooku il faut ñu seet quand même lan la bëgg a wax daal ak tamit ban cër la am ci xam-xamu l'islam donc loolu il faut ñu def la part entre ñi nga xam ni dañuy tenir discours islam bu sérieux bon yéen tam journalistes yi tamit bon da ngeen war a xam tamit parce que tamit du ci mbas la ñuy xamee ko xam-xam ci l'islam xam nga tamit Sénégal moo tëddee noonu c'est koo xam ni mosoo koo dégg ci dara ci l'islam mosul bind dara ci wàllu l'islam mosoo koo dégg mu wax dara ci l'islam ci xam-xam léegi dara xew rek ñu jiital kooku ci kanam muy wax lu ko neex waaw kon nag loolu tamit dañ ko war a éviter maanaam kon nañu xam tam ñan ñooy les ressources humaines ci wàllu l'islam nga xam ni xam nañ ko di ko jàngale di ci gëstu bu ko defee lu mel ni su amee tam ñoom facilement dinañ xam nuñ koy lijjante ñu moytu populiste ni mu amee ci politique koo xam ne da ngay wax pour feeñ pour ñu ragal la wala woo la nga woo nit ñi nga xam ni ànduñu ak seen sago nañ ko teg fële islam moom dafay woote xam-xam ak dal ak tamit xam-xamu expertise ma jox la benn exemple mais comme moom ni mu ko waxee léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ci jamonoom ku nekk la nga mënoon daf la ko doon bàyyee ci lu wér jigéen bi rewle yonent bi sallam da doon bu jigéen këmee mu ne nag woo leen ko mu rewle jox leen ko benn tànku xar xam yonent bi newul kaay leen ma def benn ñaan rewle ndaw si daf leen ko doon bàyyee Xaalid ibn Walid mu leen affaire guerre bàyyi leen ko kële mu ne ko affaire fiqh yow laa ko bàyyee jour bi ñuy defar Badr yonent bi sallam dafa ñëw ne taxaw leen nii saxaaba mi ñëw ne ko lii yàlla moo la ko wax wala yaa ko xalaat ne yonent bi dama xalaat rek suñ taxawee ni mu ne ko ëpp naa def lii soo ko defee gars yi jekkuñu mu ne ko defaral plan donc expert bi moo def plan de guerre bi yonent bi ñaan kon nag expert dafa mus am ci biir l'islam dafa yàgg ci l'islam est-ce que tamit matul yenn saa yi suñuy xutba wala si conférence yeeg yenn bërëb yoo xam ne dañ fay nekk ti waxtaanee ñuy dellu si waat tuuti histoire ndax ñu bëri peut-être ay ndaw la ñu ci man ak ñoom a yem suñu jàng du doon luy sore ñoom su mbas bi ñëwee dañuy wax ne non déedéet lu yees la amu fii ab bidaa la ab balaa la goo xam ne ñenn ñi rek lay laal du laal ñeneen ñi est-ce que du baax yenn saa yi ci xutba yi ñuy dellu si waat ci yenn histoire yoo xam ne su fekkee am na ci diine gi yuy wane ne lii li fi am la lu mën a am la nii la diine gi taxawalee ñu mën ko war maytu. waaw cheikh bi gis nga depuis mbas mi commencé ba léegi li may wax man maa ngi suivre Kanté tout le temps. waaw maa ngi suivre yeneen oustaz comme ni nga xamante ne noonu la ubbee. mosuñoo jóg ci di moytuloo nit ñi. mosuñoo jóg nit diine yi. di leen wax ni leen bu leen def la preuve yéen gis ngeen këru diine yi ngay tudd noonu. bi mu commencé Touba gi nga xamante ne nii moom la sëriñ bi mag bi nekk. sëñ Muntaxa lu mu leen wax. yëkkati xaalis joxe ba pare na mooy te ku leen ba pare jëwul di masque wu bu dee Tiwaawan Serigne Mbaye Sy Mansour lu mu wax tëj naa jàkka yi ba léegi si ubbiwu ko beneen bi ci des moo di ne ŋaawu leen baatu ŋaawu la tudd sax ŋaawu baat bii ma wax moom la tudd ba pare di ko def fu muy dem di ko wane kon loolu wane na ni kilifa diine yi ak ñi nga xamante ne nii mooy ñi ma wax léegi ñi ngi topp li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu ngi sàmm nit ñi pour bañ mbas mi dal leen te tamit ñu def li nga xamante ne nii moom mooy li ma tudd léegi mooy wakkilu ci yàlla nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox na ci benn misaal ba arab yi ba ñëwee benn kaw bu jógee ca arab ca kaw ga ci réewu arab yi dikk teg gëlee moom ne dénk naa ko yàlla yonent bi dafa ni ko axfilha wa tawakkal
yeewal gëléem gi ba pare door di dénk yàlla. Seydina Omar ibnul Xattaab benn waay fekk na ko mu toog ci benn taatu miir boo xamante ne mu ngi waaj a daanu. bi muy waaj a daanu mu ne ko waaw Seydina Omar yow xanaa gisuloo responsabilité yi nga yore ak fi nga toll ci réew mi ñëpp ak seeni soxla ci yow ngay toog ci taatu miir boo xam bu daanoo ci sa kaw nga faatu. Seydina Omar ne ñaanam jóg dem toog ci beneen miir mu ne ko da ngay daw ndogalu yàlla mu ne ko damaa daw ndogalu yàlla gii dem ci ndogalu yàlla gee. kon asatise yi ak borom xam-xam yi ak imaam yi ak sëriñ si ñu ngi moytuloo nit ñi ñu ngi leen di wax li nga xamante ne nii moom la docteur yi wax. mbir mi nag ni ko oustaz Kanté waxee léegi moo ci ne du politique. du politique il faut que am réew bu demee ba nga xamante ne dafa nekk ci benn crise boo nga xamante ne crise mondiale la parce que li ma bëgg sénégalais yi gëm problème bi du crise sénégalaise. crise mondiale la. àdduna lépp la laal. comme àdduna ñëpp la laal calculer loolu ndax Sénégal dong moom mooy àdduna bi. comme Sénégal dong du àdduna bi suñu boroom xam-xam yii nga xamante ne ñoom la ñu yàlla booleel buñ ñu waxee nañu dégg lan ñu wax. parce que ñoom ñoo ñuy jiite nit mënulaa jiite ba pare yow ma na doo kullu unaasin bi imaamihim loolu la yàlla wax. bu ëllëgee nag ki nga xamante ne nii buñ koy laaj dañ koy laaj noo jiite woon ñii ñooñu buñ diglee seetal la ñu digle ndax loola seen njariñu bopp la wala sa njariñu bopp la. diine lislaam soo ko waxee cat la sa xel ti njëkk a dem loolu bokk na ci loo xam ne lu am la waaye ñenn ñi dañ doon wax ne mënuñoo dem ci jumaa yi tu julli te duñu tegantey mbagg ndax loolu noonu ci diine gi la bokk mënuñu fay ñëw ti masque wu loolu mënul nekk. est-ce que loolu dafa nekk ab loo xam ne dañ ko teg ci diine gi ne allah kulli fu mu mënti demee suñu nekkee ci jumaa dañu war a tegantey mbagg loxo tànk ak tànk wala waruñoo takk masque est-ce que dafa nekk fu ñu ko bind ci diine gi ne noonu la war a demee. waaw loolu moom da nga koy bàyyi ak fuqahaa yi ndax déggin la. ñi nga xamante ne mooy li mu doon wax léegi am na ñoo xamante ne seen xam-xam ci loolu la jëm expert lañ ci. ay faqih lañ ci loolu. loolu nag ay déggin la. am na ñoo nga xamante ne nii ñoom nee nañu. carrément julli gi dafa bokk ci al istiwa ak yemoo ci biir julli gi daf cee bokk am ñoo nga xamante ne nii nee nañ dafa am lu ko andi bu mbir amee il faut que ñu wut solution ñàkk julli ji mënta ne am na ñoo xam d'accord nañ ubbi seen jàkk julli ji waaye nañu jël ay distance yoo xamante ne nii dana tax kenn du mën a jege sa moroom ba lenn luy jóge ci yow di dem ci moom di ko wàll loola bu amee tamit solution la kon mais imam est-ce que ci diine gi ci avant ci téere gi ci alxuraan gi wala ci feneen fu ñu bind ne jumaa ja suñ fa yeggee ñun ñëpp mbagg ak mbagg tànk ak tànk ndax loolu lañ ñu yàggati wax suñ duggee ci biir jumaa yi ak bu leen takk yi masque ndax loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko bind ci biir téere wax ko ne faw ñu koy doxee. waaw bind nañ ko ci téere mais tam bind nañ ci téere yi ni bu lor amee. ngeen fagaru. ñaar yëpp bind nañ ko. la tax nag ñi ëppal nag ñooy jël rek la kon nag ni ñu bindee ci téere yi. ne na ngeen dem julli jàkk ndax moo ëpp tuyaaba yonent bi sa salaam jàngal ñu ko mooy sànq exemple bi ñu la jox yonent bi ñu jàngal loolu ci xadiis yi daal ne day leen julli si jàkk am na tuyaaba yu bëri nangam ak nangam yonent boobu bu fekkee dafa ngelaw mu ne julli leen seen kër lu tax léegi yow nga bëgg a gis ci téere bi rek ne yonent bi moo ne nañ julli jàkk wutum tuyaaba googu te yonent bi daal ne julli leen seen kër pour ndax yërmande tey ji am na ñoo xam ne ndeysaan heureusement que ñun ñu am yonent bu am yërmande parce que am na ñoo xam ne tey boo leen déggee moom bu leen julli di toppoon ñoom dana metti lool. waaw mais parce que dafa am ñoo xam ne dañu foog ni diine lu diis rek la. li jëm ci tuyaaba boobu ndax ñu bëri tuyaaba googu moo tax ndax dañuy wax tànk boo teg jëm ci jumaa ja rek yaa ngi ay tànk boobu ay tuyaaba yu dul ay tuyaaba yu dul jeex la waaw waaye sa biir kër est-ce que mosoo fa taxawee ànd ak sa njaboot wala nga ànd ak ña fa nekk nga taxawandoo julli tuyaaba googu noonu topp fekk siw la kay dalay fekk si mbooloo la du force mbooloo ci jàkka ja waaw fu ngeen julli mbooloo fii mbooloo la mbooloo kon di nga am au moins di nga am 27 fois au moins plus que bu fekkoon da ngaa julli yow kese. tey su ngeen defoon mbooloo fii julli mbooloo la. et cetera kon déjà loolu am na mooy tuyaaba yi ci am ñaareel ba mooy que ni bu lor xasee ba taxaw dafa am luy àtte lor bi. dañuy xam lor bi lan la. ak lan la mën a indi ci jeexital. ak tamit nan la ñuy taxawee lor boobu loolu tam mi ngi ci téere yi. loolu nag effectivement borom xam-xam yi nga xam ne nag dañoo miin fiqh xam le droit islamique ñoom ñoo koy lijjanti mais pas ñi nga xam ne rek dañuy topp seen sentiment ak lu leen neex wala comme ni ma la ko waxee parce que rek dañu bëgg contre benn mesure boo xam ne dafa am kenn ku ko jël koo xam ne xëy na ñoom dañ jàpp ne ànduñu ak moom. est-ce que du yenn saa yi divergence ci école yi mënul andi loolu parce que diine gi tamit ku nekk ak école bi nga jàngee ñii dañuy wax ne fii laa bokk ñii di wax fële laa bokk est-ce que loolu mënul tax yenn saa yi suñu yegsee ba andi ci ndogal ñun ñuy xaw a bañ a bokk yoon. waaw dëgg la loolu sax mën na ci am mais ala kulli xaal
am na point yoo xam ni man de li ma xam ci l'islam école yëpp. nu ñu mën a wuute ñëpp a yem ci loolu parce que islam dafa nekk diine boo xam ne dafa ñëw pour doomu aadama. yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra mu ne yàlla dafa bëgg lu yomb ci yéen bëgg lu jafe. principe boobu ci alxuraan la nekk kon loolu mënoo bokk ci benn école ba pare naan gisuma loolu man sama école dafa bëgg lu diis. kon déjà loolu ay principe la am na yeneen ay yeneen xadis yu koy wane. kon yonent bi sallam sunu yaay Aysa nu mu ko doon waxee lépp loo xam ne daf ko gisoon doon ko def te ñaar yëpp valable day jël toujours bi gën a woyof. léegi nag kon ad-daruraat tubihul mahzuraat par exemple principe boobu école yëpp ko am. mooy que ni nécessité fait loi. ni ñu ko mën a waxee ci tubaab. bu contrainte amee en ce moment nag dañuy tenir compte ci contrainte boobu. mooy kon yooyu yëpp ñu lay wax jullil jàkka ak nangam yooyu yëpp day fekk nga tal ko contrainte amul. mais nag bu contrainte amee loolu moo tax principe boobu ñëw. mu ne ñu ne la boo xiifee lekkal ci mbedd mi lu doy. dem sa yoon. mais doo ma waxaat ne léegi non bind nañ ci alxuraan ne dañoo tere mbedd waaw mais bind nañ tamit la kon nag léegi ki xam ne bind nañ lii bind lii kooku mooy borom xam-xam. ki naan lay rek lañ bind kooku dafa ëppal rek. mais borom xam-xam mooy ki am équilibre yi. kon il faut ngeen xamee loolu léegi nag mbedd lu mu ñaaw wax nañ la ni bu fekkee ni da ngaa xiif ba nar a faatu dégg nga lekk ci bu fekkee itam da ngaa nar a loru ba naan la julli jumaa sax ñu naan la bu fekkee ni sax boo génnee sa kër yaakaar nga ni nit dana ñëw sa kër toj ko te kenn nekku fa am nga lay pour bañ a julli jumaa parce que amuloon sécurité tey aj Màkka c'est vrai war nga am xaalis war nga am wér-gu-yaram mais boo amul yoon bu am sécurité dañ naan la bàyyi kon doo ma indi rek aayawu man istata'a ilayhi sabila mais sabilaan boobu lan la donc tey jii lor bu amee li nga xam ni moo doon principe lor bu ñëwee da koy teggi selon ni ñu koy dawee léegi feebar bi lan la feebar boo xam ne day lawante ci jegante ak sëqët ak yu mel noonu kon nature tabia feebar bi mooy loolu kon tamit ci xam-xam da ngay def ci droit islamique da ngay dem jël loo xam ni day mën a xeex loolu li mën a xeex loolu mooy distanciation extra kon loolu la ñuy appliquer ci jàkk yi kon ñaar moo fi mën a am soit ñaar yëpp mën nangu naa ko soit nga ne bu kenn dem ci jàkk ji baax na parce que lor dafa am soit bu ñu demee ñu respecter distance mais nag nañu dem ba pare taxawee fa façon boo xam ni nit ñi mën nañu loru xoola jàkk yi ni mel ku nekk dugg jàpp pacax ñëw amuloo masque lan sa yaada mais xoola jàkk ni mel am na ñoo xam dañuy wax jàkk xamuñ jàkk man ñoon je me dis que est-ce que dañu julli jàkk donc voilà je me dis loolu beneen waxtaan la beneen affaire la kon nag bu lor amee na lor ba tollee ak nañ koy xeexee noonu la ñuy def noonu la jaamu yàlla soit ñu bañ a dem ci jàkk yi soit bu ñu fay dem ñu mën a respecter mesures barrières lu ñu dese ci temps 2 minutes la rek ci tënk imam lu jëm ci fan yi la ñaari fan yi ñu génn gis nañu ndaw yi nekk ti génn ci mbedd mi guddi gu ne ti jàmmarloo ak takk der yi est-ce que am na ab wax gu diine mën a wax ci ñooñee ngir ñu mën a dalalaat seen xel ndax mesures yi ñu teg nekkul ab mesures yoo xam ne dañoo jug rek teg ko ci yaama neex wala maa tey mais dafa am loo xam ne moo fi ne muy risque moom moo tax ñu teg ko diine gi nan la mën a waxee ak ndaw ñooñee ba ñooñu ñu mën a delloowaat seen xel. waaw loolu day moom xalaatoon naa ni dana ñëw ci laaj yi tey mooy actualité. xam nga loi dafa am lu muy wax boo jàngee droit islamique dafa ni loi bu fekkee dañ koo teg te loi ba comme ni ko oustaz waxee léegi dëppoowul ak loo xamante ne yàlla dàq na ko bu fekkee ni yow da nga koo contre te teg ko ci sa xam-xam defal ba pare boo paree nga ni am naa ci gis-gis parce que autorité loolu lay jariñ autorité bu tegee loo nga xamante ne nii njariñal peuple bi yëpp la buñ koy def da ngay def ba pare boo pare nga ni am naa ci gis-gis bu ñu defee woon nii xëy na dana gën waaye doo bañ loi ba léegi nag li nga xamante ne nii moom la ndaw yi def li ñuy lancé ndaw yi mooy li ñuy def diine santu leen ko ndax diine santul kenn yàq diine santul kenn lakk diine santul kenn taal beneen bi ci des mooy kilifa yi ci biir kër gi kilifa yi ci biir kër gi nañ wax ak njaboot gi xamal leen ni lii yàggul lii buñ ko defee ay fan yu néew ñu jóge ci lii te it gisoon nañ mesure gisoon nañ conséquence bi ndax biñ ko commencé nga xamante ne nii ñëpp dañoo bañ takk leen masque yi ñu bañ takk leen masque yi ñu bañ moo indi lii mais bu fekkoon ni nii tey jii nii ñëpp takkoon nañu masque kon du ñu génn ci biti di taalipono kon diine lim santaane ci gone yu ndaw yi nga xamante ne nii borom xam-xam yi wax nañ ko Ahmad Sawqi am na woy bu mu wax bu am solo rubbu baniikum allimuhum hazibu fatayaatikum loolu dafa am solo nañu yar suñu doom yi. d'accord jàngal leen. wax leen nan la ñuy yoree ëllëg waaye bu fekkee ni nii la ñu nar a def ñoom. bu ëllëgee bu fi mag ñi jógee. ak ñi nga xamante ñoom lañu yaakaar dana ñaaw. Imaam ci 30 secondes rek lu am ci réew mi su fekkoon am na kàddu est-ce que crise d'autorité dafa am wala ban taxawaay la way jur yi ak ñi nekk kilifa yi nan lañ ci war taxawaay. waaw comme dafa ci 30 secondes rek waa ñu tënk ñett effectivement
waajur yi nañ gën a jël seen responsabilité. jeex na. nañ gën a xamal nit ñi tam feebar bi li ci nekk. tamit ma dolli ci troisième point bi. exemplarité autorité yi. c'est-à-dire que ñi jiite réew mi teg loi bi. su leen xale yi gisee ñoom seen bopp ñu bañ a sol masque. woo seeni militant di inauguré. xale yi dañ naan kon ñii dañuy fonto. kon ñett yooyu xëy na suñ ko dajalee. waxtaanee ko nañ jël lépp rek jaarale ko ci exemple. moom mooy tax mu gën a yomb. très bien ñu koy sant bu baax di ko gërëm imam Ahmadou Makhtar Kanté ak Lamine Ndiaye imam moom tamit ñu doon waxtaanee lu jëm ci mbiru mbasub coronavirus bi nan lañ war a mën a def ba xeex ko mu bañ fee gën a law ak diine gi ban waxtaan la ci war a am ci kanamu ndaw yi